Je suis le docteur Abdoul Aziz Kassé. Je suis maître de conférence à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis également le fondateur de beaucoup d'associations et de ligues contre le cancer, le tabac et la prévention des risques sanitaires et sociaux. jaaxle yàgg nañoo juum nag foog ni lépp loo xam ni day xeetoog doomu jàngoro moo ëpp ci li nga xam ni moom mooy gaañ nit ñi fii ci biir dëkk bi loolu jógee gu fi de sida ngi fi sibiru ngi fi tuberculose ngi fi ak yeneen i doomu jàngoro waaye nag ca kaw loola daa am leneen lu ñëw yokku ci kër goo dugg boo jëlee fukki nit ñett ba ñeent dañoo amee tension kër goo dugg fekk fa ñu ne la kii kat mi ngi fi woon toog démb daa def AVC kër goo dugg diabète baa nga fa toog jàpp ci nit ñi kër goo dugg cancer mos naa fëgg ci muntu ba loolu daa ñëw tegu ci la nga xam ne ni moom la ñu fekkoon te nag juróomi mbir dong la am nay doomu jàngoro yoo xam ni bokk na ca la koy yambal cey bu ñu ñàkkoon xale yi ci pays ñàkk leen ci papillomavirus kon cancer bay jàpp res wàññe ko cancer bay jàpp buntu njurukaay daal di jóge fii ci biir dëkk bi am déet nga daal di ci yokk ni kat ay ca leen ñu bàyyi toox ay ca leen ñu tere sàngara ci biir réew mi ay ca leen ñu seet geneenu façon nu lekk wàññi xorom si ak lay indi xorom wàññi la nga xam ni moom mooy lépp loo xam ni daa xeetoo ko diw maanaam lu niin wàññi itam lépp loo xam ni daa xeetoog suukar su bari ci biir dëkk wax dëgg yàlla loolu yëpp buñ ko defoon lu bari daal di jóg ci yëf yi buñ ko defoon fépp fu cancer daan rey téeméeri nit juróom benn fukk ya du ñu dee ndax cancer leneen na leen di yóbbu de waaye du doon cancer lii ma leen wax tënk ko nii ci wax bu gàtt bii nii buñ ko defoon yàlla mën nañu dimbale ba fu téeméeri cancer waroon a am ñeent fukk ñoo fay am waaye lu tax loolu mënut a sax fii ci biir dëkk bi xam nga loolu dafay laaj ñu def lii nga xam ni moom la ñu tuddee programme national de lutte contre le cancer comme nañ ko defee ci sida comme nañ ko defee ci tuberculose ak yeneen waaye nag programme du kayit rek boo xam ne bii da ngay bind teg fi déedéet programme da ngay jël alal def ci programme da nga koy seet ak a seetaat ndax ma ngay jaar ci yoon ba nga ko bëggee bés bu nekk semaine bu nekk weer wu nekk at mu nekk xool ndax yaa ngi def ay jéego comme nañ ko defee woon rek ci sida boo paree ca loola nag nga ni ma waaye góor gi xaalis amul man la xaalis am na pon mi boo noon ñi ngi koy taxé ma ni la waaw lan lañ ciy jële 22 milliards waaye gis nga boo ci yokkaatoon ñetti 15 de bant bu nekk laa la wax waxuma la dërëm de ñetti 15 bant bu nekk mu jur 20 milliards sàngara si bu doon gramme sàngara bu génn rek nga ni 100 francs xam nga kon dina wàññeeku waaye da nga ci jële lu tolloog 100 milliards waaw lépp nag lu xeetu xorom ak diw ak suukar dugal ci bitik nga xool lan moo ko fa amul yeel askan wi yëpp ne leen dama ci yokk dërëm ci produit bu ci nekk rek am diw mbaa suukar mbaa xorom naa ci yokk dërëm xam nga kenn du ko yëg dërëm boobu di nga ci génne 600 milliards boo jógee ca loola sëñ bi nga yokk ci ne nit ku nekk rek nay fay assurance su boppam 1000 francs
1000 francs nit ku nekk. employé bu nekk 10 000 employeur bu nekk 10 000 cotisel 10 000 liggéeykatam góor gi di nga weesu 1000 milliards 1000 milliards yooyu boo ko jëloon jox ma ko man Abdou Aziz Kassé xëy na ma takk ci ñaareel ba ñetteel boo ko dugalee ministère de la santé pexe soxla si bari nañ de dañ koy daal dugal ci leneen soxla boo ko fabee dugal ko ci agence itam ñu dugal ci la ca bokkul wala leneen waaye wooyal assureur yëpp ne leen toog leen bëggatuma kenn fii ci Sénégal di fi faju tey fay waaye kon xam nga paj daal di teggeeku ak la ñuy dugal ci alal ci paj daal di teggeeku ci nit ñi bu teggeekoo ci nit ñi kon xam nga ministère de la santé lu bari wàcc na ko xam nga kon moom lu muy yelloo léegi jàngale xam nga kon lu muy yelloo prévention ñàkkal ma xale yi prévention fexeel ba ndox mi jaar yoon fexeel ba lii jaar yoon ba la lële mba jeexital yu bari wàññeeku kon dama gëm ni loolu may wax nag waxuma ko sànni de dama demoon di jàngale ji université bu ñu naan Harvard benn at génne fa waxtaan bii ci benn semaine waxtaan dëkk yu bari daal di ci jël aslëf yanu yóbbu seen dëkk di ko def fondation Bill Melinda Gates daal di ciy jël di ko ji ci yeete American Cancer Society daal di may def seen ambassadeur international ba pare daal di ciy jël def ko programme tudde ko Prevent 20 maanaam prévention 20 waaw loolu yëpp nag wax dëgg yàlla fii Sénégal am ay doom yoo xam ni xam nañ am na luñ ci xam waaye duñ leen déglu tuuti rek ñu def ci programme déglu leen tuuti rek waxtaan bii nag nit ñi di nekk di waxtaanee ci biir réseaux sociaux yi melentaan ba màttoon na nit fële kii daal di koy mbëkk fii kële def na lii oto bi jaar na fii dugg na fële car rapide bi def nii def na la gis ngeen bu ngeen jëloon waxtaan wi tas ko ci biir Sénégal njëriñ daal di génn waaye lu tax loolu mënta nekk loolooy sama problème fi ma toll. Le professeur Serigne Abdou Ba le coordonnateur des journées médicales de Pire qui fête cette année sa 19e édition donc ça fait 19 ans que ça dure. waaw léegi journée médicale Pire yi mooy 19e édition ren yi fukki at ak juróom-ñeent ñu di ko def boo gisee ñu def journée médicale yi parce que Pire dafa am lu mu am ci médecine loo xam ni daanaka benn dëkk amu ndax soo seetloo juróom-benn professeur yoo xam ni de médecine fii la ñu cosaanoo fii la ñu dëkk am na ñaar fukki médecins yoo xam ni ñu ngi ci réew mi di faj am na lu mat fukki at étudiant ak juróom yoo xam ni ñu ngi jàngi médecine waxuma infirmier ak sage-femme yi nga xam ni ils sont de Pire mais ba léegi Pire benn infirmier chef de poste la ñu am ak ñaari sage-femme ñooñu ñu ngi def lu ñu man liggéey bu baax la ñuy def mais nag doyul Pire dafa am lu gën a ëpp loolu léegi dañuy wax ni kuy xalam di te jaayu barke ba yaay borom donc comme ñoo ngi faj nañu faj aussi waa Pire seen i doom nañ leen faj waaye ñu leen médecin bu leen di représenté fii ñuy faj waa Pire suñ ko indee médecin boobu dina ànd ak spécialiste yi fi nekk yëpp dina ko jàppale pour que mu jëm ca kanam santé Pire jëm ca kanam léegi am na dëkk yoo xam ni Pire leen ëpp doole Pire leen ëpp population Pire leen ëppale ci taarix Pire leen ëppale ay médecins am nañu centre de santé te ñun amuñu et pourtant waa Pire de góorgóorluñu du ñu ay yaafus de def nañu tabax nañu benn maternité boo xam ne jar na 80 à 100 millions ku nekk jaay nga si takku ñaam bi mbaa sa naafu gerte pour participer yi loolu c'est un effort de développement pour Pire construire nañu maternité bi équipé yo sage-femme nekk mais à côté am nañu terrain boo xam ne bi def na 2 ou 3 hectares clôturé nañ ko ba pare ñun kay yor nañu dimbali centre de santé bi nag tant que ñoo ngi dund on se battra pour que centre de santé boobu taxaw fii Pire pour que population Pire man cee bénéficier. dañuy xool fii pratiquement
ñun comme tàmm nañ ko ca miin nañ ko journée de consultation yi foo ko gisee fii ci Sénégal fii lañ ko copier ak Guinguinéo spécialité médicale yëpp dañoo ñëw ndax dañu ñu bu ñu ñëwee miin nañ ko xam na ni ñuy def dañoo ñëw ak matériel dañoo ñëw ak cardiologue yi indi nañu appareil électro docteur Boissy nga xam ne chaque année mu ñëw indi na appareil buy def seet bopp électroencéphalogramme indi nañu comment dire appareil d'écho boo xam ne bii waa Pire ñoo ko jënd radiologue ñu ngi koy utiliser léegi waa programme national de lutte contre la tuberculose ñëw nañu pour jàppale ñu ci journée yi di seet nañu tey juróom fukki nit ak ñaar mais gis nañu 6 cas de tuberculose loolu lu am solo la ñooñu bu fekkoon ne ni seetlu leen woon bu baax dañuy toog ci seen kër wàll ña fa dëkk ñooñu ils seront pris en charge Ablaye Mboup doomu Pire la indi na équipe boo xam ni chirurgien dentiste képp sa bañ doon metti fii ñu koy toppatoo nañ ko donc boo demee maternité ba Pape Sine moom itam Pire la dëkk urologue la assistant la à la fac ñu mooy jiitlee njog na léegi naan tey téeméer ak juróom fukk ak ñaari xale xarfal nañ leen xaj na balaa suba ñu àgg ñetti téeméer donc loolu lu am solo la pour ñun mais li ma bëggoon a wax aussi ci ñu bëgg ñoo ci insister ci aussi dañuy wax naan peccum liir bu neexee day jaa téye ci mbagg léegi aussi lii ça demande des moyens on a un budget qui tourne autour de 8 millions de francs parce qu'on a payé au moins fay nañu au moins 4 millions de francs de médicaments plus la logistique et loolu su fekkee ne mën nañ ko c'est parce que fondation Sonacel daf cee jàpp des particuliers jàpp ci ku mel ni le maire de Tassette Mamadou Thiaw ma bëgg ko remercier aussi moom itam loolu aussi c'est très important pour ñu souligner ko parce que bu fekkee noonu du ñoom du ñu mën a agsi fii ñu agsi ndax kenn ci amul ci Pire 8 millions yooyu def ci ay journée pour ni rek daa faj population yi comme ça.